nit ñi ngi seen saal yi ñii ñi ngi seen ëtt yi ñii ñi ngi seen biir néeg yi fas yéene ànd ak ñun ci seen émission sur scène ci Walfadjri TV jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoo di seen i soppe di ay artistes comédiens tey ji nag yàpp xaj bu seddee soof ndeyam dañ koy lekk dañu fiy dalal ñoo xam ne ni vraiment ñu xam la ci wàllu wi ñoo xam ne itam bay nañ ci seen waar bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax du ma def lu dul jukk fas yéene o ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu invité sur scène tey jii dañu koy tàmbalee ak ki nga xam ne rek moom moo di monsieur Leyti nekk fi nga xam ne moom mooy kaddu yaraax kon tàccu leen ko bu baax moom Leyti mu yegg si kon Leyti bisimilah gars yi ñu may ko loxo bu baax a baax a baax a baax a baax Leyti acca ñu tàcc ko bu baax a baax Leyti acca micro bi Leyti. asalaamaaleykum auditeurs yi maa ngi leen di nuyu ci turam ak santam di la nuyu yow bi tey tam aussi di kontaan tam ci invitation bi nga xam ne si ne invité nga ma ko man Leyti Kane kontaan naa ci loolu ñu may ko loxo ñu may ko loxo baax corona oblige waaw dëgg la acca kon ñu jalal ñeneen ñi kon bu ñu jógee ci Leyti dañu daal di dugal nag beneen artiste boo xam ne laakaar naa ne kenn dootu ko laajte nit ñi xam nañ ko bu baax a baax kooku moom mooy kan kooku mooy Abdou Lahad Ndiaye ñu gën koo xam ci Tan Bombé ñu may ko loxo bu baax a baax a baax a baax ay ca ñu tàcc ko booy daw booy daw dafa naan Mr Tan Bombé Mr Tan Bombé xat koy gërë ko la xat koy tiital la waay Leyti comment fa ça va comment les affaires nuyoo la gars yi namoon kan mooy nuyoo tanay nuyoo maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan waaw ñu ngi seetaan seen émission sur scène fii ci Walfadjri avec bi tey may nuyu sama grand bi ma fekk muy Leyti Kane borom kàddu yarax di nuyu waa la Jool bu baax di nuyu waa Walfadjri di nuyu waa Sénégal di nuyu samay waajur ñëpp sama waa koñ bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu ñëpp daal en tout cas tous les comédiens ak comédiennes maa ngi nuyu Abdou Lahad moo nuyoo waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen tant bu baata baata baat di leen yàgg data neen def ta waa gee jaajëf ayca ñu dalal beneen artiste comédienne di jigéen ndax xam ngeen ne nag métier bi jigéen ñi itam dañ ciy bay seen waar bu baax a baax a baax kooku moom mooy kan Betty Thiam nekk ci arko bu Géejawaay ñu may ko loxo bu baax a baax moom Betty ayca ñu may ko loxo Betty mais tàccu leen Betty yéen itam voilà corona oblige Betty corona oblige voilà micro Betty jëlal sa micro voilà ça va ayca ma bàyyi la nga nuyoo gars yi yow itam artiste comédien yi nga xam ne ñoom laa fekk ci kaw plateau yëkkatil micro bi Betty comédien yi nga xam ne ñoom laa fi fekk di nuyu aussi monteur yeeg cadreur yi di nuyu aussi téléspectateurs yi Walf yëpp loolu kontaan naa léegi nag man maay def classement léegi Tan Bombé yow fee laa la classé nekkal ailier yow Betty kaay nekkal fi milieu terrain yow Leyti nekkal défenseur waaw merci beaucoup voilà merci bi tey mais nag namoon naa leen sama gars yi parce que fii tey sama plateau bi ñu fi toog yëpp samay xarit lañ waaye dama leen a gëj a gis Leyti moom ñoo dëkk waaye wax dëgg yàlla Leyti bul ma jox carton rouge parce que man maa waroon a ñëw ziyaare si def ñaan loolu dinaa ko def wax maa ngi moom ñoo bokk dëkk yaraax Betty sama jigéen la waaw loolu am na ma fatt ko lool waaye gëj na ñoo déggante loolu am na keneen ki nag sama nattu la muy Abdou Lahad mais nuyu naa leen bu baax a baax gars yi nuyu naa leen bu baax a baax. ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay fay nañu la fay nañu la ñu ngi lay fay bu baax a baax alhamdulilah alors mbokku téléspectateurs yi kon nii lay demee seen émission sur scène gis ngeen ñi nga xam ne ñoom ñoo di sunu gan yu yànji waaye nag yemul fii ndax dañuy faral di def ci njeextalu émission bi dafay am troupe théâtrale boo xam ne moom la ñu dalal tey ji nag dañoo dem seeti compagnie ñun ak ñoom ki leen jiite Maxu Sadik mais saa yi loolu garaaw na de Maxu Sadik. ndaw compagnie bu Sadik. ndaw compagnie bu Sadik. Sadik lool sax. gars yi ñu tàcc compagnie bi waaye bu baax a baax a baax a baax loolu moom dina xaw a doy waar parce que man tur bee ma njëkk a jaaxal Maxu Sadik compagnie bi kon wartoon a tudd compagnie ñun ak ñoom daa waroon tudd compagnie Sadik loolu moo doon yoon bi wala. non loolu moo doon yoon bi sax def naa ne compagnie bi Sadik la war a tudd quoi. mu ngoog Sadik ñun ak ñoom. voilà. man loolu moom mooy tur bi quoi. kon nag noonu lay demee bu soobee yàlla incha allah ci kanam tuuti rek ñoom itam dinañ seq ak ñoom waxtaan wu neex ñun ak Maxu Sadik dinañ seq waxtaan wu neex waaye itam troupe bi nga xam ne moom moo di compagnie ñun ak ñoom itam dinañ ñu defal benn prestation bu am solo ngeen ànd seetaan ko waaye itam nag am na ku gis chaise bi xam ne chaise vide la ku gis chaise bi
xam ne chaise bi toog fi pour moom rek am na ko ci war a toog parce que kooku moom mooy doon invité surprise bi ni ñu ko baaxoo di defee émission bu nekk ñi nga xam ne yàlla dafa def ay artistes comédiens nañ waaye dañuy yëngu ci wàllu one man show di def ay affaires ay stand up affaires yu doy waar chaque jour dañuy wax ne rek nañ ci invité kenn parce que nag liñ naan genn golo gudd na waaye loo ca laal borom yëg kon jeex na tàkk kon ci kanam tuuti dinañ dugal ki nga xam ne moom moo di suñu invité surprise kon nag mbokk téléspectateurs yi nii lay demee seen émission sur scène tey jii di juróomeeli numéro bi ñu fas yéene ànd ak yéen waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu théâtre damay ñëw ci Leyti man Leyti lay tàmbalee waxtaan wi parce que li tax may tàmbalee ci Leyti da ngeen yor kaddu yaraax benn du nan laa ko mën a waxee sax man du ma wax troupe damay wax mbootaay parce que dafa yaatu alors mu nekk loo xam ne ni vraiment lu am solo la mu am liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la moom ngeen di def yaraax di ko def aussi au niveau national et international mu nekk loo xam ne lu am solo la li may njëkk a laaj moom mooy kaddu yaraax d'abord kaddu yaraax fan la jógee fan la soqe koo kaddu yaraax. waaw jërëjëf bi tey di am mbégte ci question bi. parce que kaddu yaraax mi ngi jógee si nawetaan bi. nawetaan bi ASC yëpp dañoo amoon ay troupe di jouer bon ñu équipe yëpp. mu ne li gën a rafet mooy ASC bu nekk na indi ay membres ñu def benn groupe théâtre bi nga xam ne si ne bu mag lay doon ba pare mun a nekk international. léegi nag bu ko defee ASC bu nekk indi ñetti nit ñu daal di ko former bi ñu koy former après ñu tuddee ñu ne tur bi naka lañ koy tuddee. parce que benn tur la rek buy représenté yaraax léegi ñu tuddee ko foofu la kaddu yaraax daal di sosoo. mi ngi judd ci novembre 1993. ba tey jii mi ngi existé. waaw loolu nag li ko indi moom mooy yaraax tam dafa am ay mool. ci li ko indi bi ñu waxee ñu ne kat ñun nañu def ay théâtre yi nga xam ne si ne dañuy sensibiliser population yi. si dépollution bédane ak ci migration bi. comme ni mu xewee nii. gis nga ko depuis 1993. kaddu yaraax mi ngi liggéey si loolu. si liggéey si dépollution bédane bi si affaire migration bi. ci loolu nag la ñu wax ñu ne outil ban lañ mën a utiliser pour ñu mën a sensibiliser nit ñi ñu ne outil bi mooy théâtre forum. théâtre bi nga xam ne si ne dañuy def théâtre bi ba pare dafay am waxtaan. noonu la mbir mi tëddee ba nga xam ne si ne kaddu yaraax tey mu nekk ci tey ba fii ñu toll nii. nekk organisation comme ni nga ko waxee mbootaay la organisation bu international la buy def lépp li nga xam ne si ne muy lépp day def affaire cinéma dañuy def cinéma mais defuñu cinéma c'est-à-dire dañoo am salle bi nga xam ne si ne dañuy def ay projection film. ay formation ay lépp li nga xam ne si ne day dundal aar. kaddu yaraax loolu lay def te loolu moom mooy liggéeyam mais nag loolu lépp li ko ëmb moom mooy xalaatu Mamadou Diol muy président bi. kaddu yaraax maintenant c'est organisation la quoi bu nga xam si ne bu international la. parce que am na ñu bëri ñu si bokk léegi am na ay tubaab ay nangam ay yu bëri. bokk nañ si biir groupe bi. d'accord loolu moom mooy indi kaddu yaraax jërëjëf. d'accord yow jamono ji ban liggéey moom nga yor ci kaddu yaraax. jamono ji man maa yor lépp li nga xam ne si ne organisation la. méthode bi ak pratique bi nga xam ne si ne moom la ñu def. lépp li nga xam ne si ne moom mooy projet Mamadou Diol moom moo koy def mais man maa exécuté projet yëpp maanaam projet yëpp yi nga xam ne si ne muy actuellement. ñu ngi def ay projection de film. ñu ngi def ay causerie. ay pencum yaraax mais dañu invité ay acteurs yi nga xam ne si ne cinéma théâtre comme noonu quoi ñun léegi nag loolu lépp. loolu sama sort la man maa fexe ba organiser ko. fexe ba organiser woo kenn tan sax je pense dinañ ko woo. mooy mu ñëw daal ko pencum yaraax. ñu dalal ko comme ni ngay def rek dalal ko poser question wax ko tan lan lay def lan moo ko indi si théâtre bi. lan mooy rôle am affaire yooyu. yooyu programme la ñu am en plus am na tam aussi ay tubaab yu jógee Europe tam di ñëw. ñoom it dañu am seen partition ci biir activité bi kon donc loolu moom mooy liggéey bi nga xam si ne actuellement moom la ñuy def. mais nag. ren moo waroon nekk suñu 16e édition festival international de théâtre forum. mais Covid bi moom moo tax defuñu ko mais am nañu beneen méthode. bi nga xam ne si ne moom lañ ko def moom lañu changé nii. di def chaque mercredi ñu wax pencum yaraax. d'accord le grand oral. dinañ defaat beneen bi nga xam si ne le grand oral lay tudd bi nga xam ne si ne boobu c'est international parce que dañuy invité ñu jógee bitim réew. ñëw di def bokk ci biir waxtaan bi. d'accord loolu am na solo bu baax a baax damay ñëw rek ci Betty parce que tey jii il faut que ñiy seetaan vraiment dama bëgg ñu découvrir ñi nga xam ne ñoo toog ci plateau bi ku ci nekk la ngay def Betty artiste comédienne nga maa ngi la xamee ci Arcots bu Guédiawaye
alors tey ji liggéey ARCOT bu Guédiawaye d'ailleurs yéen ñaar a bokk ARCOT bi yéen ñaar dend nii mais tey ji bëgg naa nga ñëw tuuti ci rôle bi nga xam ne yaa ngi koy jouer foofu en tant qu'artiste comédienne. waaw salaamaaleykum maa ngi lay nuyu bi tey di rafetlu tamit invitation bi waaw je suis artiste comédienne la maa ngi nekkoon ARCOT bu Guédiawaye maa fa nekkoon secrétaire général. defe naa bi ARCOT di taxaw ñun ñii la woon comme ni nga ko waxee. ñun ñoom tan ak ñi fa nekk tey ñoom Ibou Fall ñoom Cheikh Mbacke sama góor yooyu. ñun ñoo fa nekk ndoo woon. ma ne ca ba yàlla def ay jamono ma ne ci leneen. ñoom ñu continuer mais nekkatuma ci li nga nekk ni lan la actuellement. waaw maa ngi ci théâtre bi ba tey maa ngi ci parce que ba tey defe naa ni si ci samay moroom su ma neexee na man kese maa ci nekk di yéeg seen. waaw ci samay moroom ak ci ñi nekk ci fi ma nekkee itam ci banlieue bi. maa ngi ci théâtre bi commencé jouer tuuti ci téléfilm parce que waa yaraax yi maa ngi liggéeyandoo ak ñoom. ñu ngi nekk ci lu garaaw luy waaj a ñëw incha allah. maa ngi jouer en tout cas maa ngi jouer. maa ngi ci ndax tey jii bi nga xamante ne par exemple décroché nga tuuti ci ARCOT bu Guédiawaye ndax dafa am benn compagnie ou bien benn troupe théâtrale loo créé loo xam ne yaa ngi ci di liggéey. non créé wu ma troupe théâtrale mais maa ngi ci troupe théâtrale maa ngi troupe théâtrale bët. ok bu Guédiawaye. Arouna Mbodj di président bi. mais aussi damay wax ne man comédienne laa. comédienne laa rek bu ma ko dee wax ne mooy ne man fu théâtre ne maa nga fa. ok defe naa ni li may wax ni képp ku ma xam ne ci plateau bi mbaa nga nekk fii xam nga ni li may wax dëgg la man fu théâtre ne maa nga fa. ndax nee naa la maa ngi bët. waaye maa ngi kàddu yaraax. dëgg la suba. maa nga ca ñoom tan. dëgg la man je suis comédienne quoi man comédienne laa. man élément wu théâtre laa. d'accord man fu théâtre woote maa nga ca. fu ma théâtre soxla maa nga ca. yaa nga ca waaw. d'accord loolu am na solo alors Tan damay ñëw ci yow rek ci li ma ko laaj foofu laay ñëw parce que dafa mel ni yow itam ndax yaa ngi continuer di nekk ARCOT bu Guédiawaye wala yaa ngi fay occupé dara ou bien dafa am nag jamono ji ci leneen loo xam ne yaa ngi ci. waaw ba tey alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax di la siyaar bu baax di jaajëfal ñëpp ñi ma toogal ci plateau bi. question bi am na solo bu baax a baax parce que aussi. li ngay laaj loolu lu démb la muy ARCOT tey mën naa ne ARCOT je suis le premier membre fondateur ARCOT Guédiawaye parce que bi ARCOT Dakar amee muy ARCOT Dakar Pape Faye nekk président bi Guédel Mbodj ñëw fa ñu commencé décentraliser ARCOT yi créé Pikine jox ko Mansour Mbaye Madiaga créé Tëngéej yooyu yëpp Omar Cissé yor ko bi nga xamante ni Guédiawaye amul ARCOT booba ñi nekkoon Guédiawaye nekk ARCOT Dakar ñëpp dañoo dem affilié ju ARCOT Pikine man kase maa resté ARCOT Dakar ba benn bis réunion am fa Guédel Mbodj ñëw fa ma taxaw kaas ne xanaa Guédiawaye du département lu tax département yëpp ñu décentraliser leen jox leen ARCOT ba mu des Guédiawaye booba Guédiawaye collectif la amoon di béti mii ma nga fa woon Guédel Mbodj ne su ma gisee ñoo xamante ni leer na ni ma dinañ ko mën a yor ma defal leen ARCOT ma ne ko am na fa parce que collectif am na fa mu ne vendredi ñëw leen sama bureau bétee ngi nii du ma bàyyi ma fenn ma ñëw ARCOT kii collectif bu Guédiawaye collectif des artistes comédiens de Guédiawaye ma ni leen am na lu bees lu ñëw Tafa Ngom ñoom Ibou Fall ñoom ñëpp ci bureau bi lan nekkoon boobu Tafa Ngom mooy président collectif bi man leen vendredi am na rendez-vous ak Guédel Mbodj pour ñu defaral ñu ARCOT foofu la jaaree ba ñu defal ñu ARCOT ci le jour le 6 mars 2011 ñu defaral ñu ARCOT Guédiawaye du ma ko fàtte mukk ba ma nekkoon fa aussi nekk chargé de relations extérieures gérer ko woon mais bi ñu demee ba nga xamante ni tey sama temps mayetuma yenn yi parce que nit aussi da ngay wax dëgg quoi mënoo ñu jox la poste nga gérer ko te mënoo ko exécuter quoi mënoo koo matal ma ni nag wax dëgg fa yàlla sama temps mayetuma may parce que booba mu nekk naa metteur en scène ARCOT Guédiawaye sax te pour ma am temps sax problème la ba ci tey pièces yu bari nga xamante ne ARCOT Guédiawaye ñu ngi ciy joué tey sama loxo ma nga ca sama touche ma nga ca mais sant yàlla la parce que tey jeunes yi ñu ngi ciy bénéficié wu jeunes yu bari ñu ngi bénéficié wu ci ARCOT Guédiawaye te loolu gëm naa ni fierté lay doon ci man kon nekkatuma fa nag sérieusement parce que amatuma sax carte de membre mais nag maa ngi ci sama liggéey bopp instant bi maa ngi liggéey ci ay série
ay téléfilm comme ni nga ko waxee yi xew léegi maa ngi liggéey aussi ci théâtre ak sama compagnie muy bëgg sa réew. parce que daaw 25 décembre bi passé rek lan mujjee def benn exposition suñu benn pièce muy Kusunu. ñu joué ko centre culturel Blaise Senghor. aussi ñu amoon benn projet parce que pièce boobu mu ngi durer 1h10. y a tout dedans ñu bëggoon koo def benn tournée nationale ba waa ministère accordé ñu far parce que chaque mois dañoo waroon dem ci benn région joué ko fa. mais waaw ba ministère ba ñu war cee ànd ak grand théâtre mii sax parce que ñoom ñoo ñu waroon gunge ci loolu mais ñu dem ba nga xamante ni Covid bi dugg na waaw projet boobu arrêté waaw loolu la. mais instant bi maa ngi liggéey ci ay séries comme lu. bi muy acteurs yi quoi. d'accord alors loolu lu am solo la mais dafa am benn question boo xam ne dama bëgg ñun ñëpp dañ ciy waxtaan quoi parce que en parlant tey jii ku mel ni ci nekkatul Arco Guédiawaye yow nekkatoo Arco Guédiawaye Leyti yow nekkuloo ci benn Arcots mais actuellement est-ce que li taxoon a jóg Arcots yi am nañ loolu maanaam réussir nañ seen mission bi ñu bëggoon am déet wala itam est-ce que Arcots moment bi mi ngi dox nu mu war a doxee. waaw bi tey loolu moom dinaa ci sawar a tonti. parce que tey Arcots yi xëy na au niveau de l'Arco national. foofu moom dafa am échec total muy Arco national. ok du ma wax nag bureau Arcots national. dafa am échec total parce que li taxoon a jug Arcots. muy Arcots national. booba man bi ma fay nekk booba bureau bi nekkaguñ fa woon. bi may nekk Arco Dakar. boobu bureau bi nekkaguñ woon Arco national. mais la ko taxoon a jóg muy Pa Ndiaye Doos yàlla na ko yàlla yërëm ñoom seen ñoom Moustapha Diop. ñi nga xam ne ak Pa Habib Diop ñi nga xam ne ñoo taxoon Arcots national am ñu nekk ci bureau bi. seen objectif du woon lii. tey man gëm naa ni du woon lii lañ doon séntu ci jamono bii ne Arcots fii la war a toll ba léegi. parce que boo xoolee Arcots c'est des années léegi mu mat 15 ans wala mu ëpp ko presque léegi mu mat 20 ans. tey lan lañ fi mën a def loo xamante ni mën nga wax ni lii Arco national ñoo ko fi def te moo wax la benn affaire amul benn association ci Sénégal bu gën a rëy Arcots. comédiens yi ñoo ëpp ci Sénégal. ñoo fi ëpp. tey boo demoon ba Fongolembi fa Sénégal yam di nga fa fekk te dëkk booba di nga fa fekk ñeenti troupe ba juróom te troupe bu ne dina am 20 wala 25 personnes. doo fa gis beneen art lu dul théâtre. yenn dëkk yu sori yi boo fa duggee doo fa gis benn art lu dul théâtre kon comédiens yi bari nañ ci réew mi mais Arcots bu ñu waxee dëgg danoo échoué am na ci nag Arcots yuy liggéey ki nga xamante ni mooy sama mag di sama xarit muy Leyti Fall. ma koy félicité bu baax a baax parce que toogul di xaar Arco national ci lenn. dafa yor cellule am mu xam ne lii sama cellule la dama war a liggéey parce que jeunes yi nekk sama ginnaaw bari nañu. boo xoolee tey cellules yi am yëpp Arco Pikine ni mu mel ci ay membre benn Arco melu ko. nekkuma fa musuma fa am carte membre musuma fa nekk. dëgg la samay xarit ñoo fa nekk mais dëgg du rombi nopp. gis nañ li muy liggéey gis nañ ni homme de projet la mu ngi teg loo xamante ni toogul di xaar Arco national. tey Arcots yëpp bu ñu royoon ci loolu. théâtre Sénégal romb na fii. parce que bu coow li baree wax ji bari ñoom ñooy taxaw ñoom ñooy jiite théâtre Sénégal. d'accord ministère rek présidence ak kenn ku ci nekk booy woote audience sax ñoom dañuy taxaw sañ a taxaw. ne ñoom ñooy. mais bon tan lan mooy problème bi ba ñoom ñu échec Arco national bi échec lan mooy problème bi au fait parce que tey jii xam nga bi mu déparé comme ni nga ko waxee noonu. amoon na festival du rire bu ñu doon def Kaolack chaque année. Guédel Mbodj doon ko jiite di ci def dooleem di ci def lépp. moo doon def lépp waaye itam ngeen ànd ci ak moom jàppale ko mais loolu aussi sax dafa nax saay. bi tey c'est-à-dire lan mooy problème bi au fait. bi tey ma wax la li nga xamante ni mooy problème bi mooy man bi ma dalee dem festival bu Kaolack. waaw boobu laa gën a doon xale. Guédel Mbodj moo daan def lépp amul dara mu Arco national lu daan dugg ci festival. lépp Guédel Mbodj la ñu ko daan seetaan muy def des années et des années muy def. yaa ngi comprendre ñun préparé wuñu ëllëg. xam nga ñun Sénégal loolooy suñu problème. ça c'est vrai préparé wuñu ëllëg que ni. Guédel Mbodj mi li mu mën ëllëg dootu ko man. te ñun ñoo ëpp Guédel Mbodj. waaw loolu dañoo waxante dëgg. ñun presque boo xoolee presque lu romb 6000 wala 8000 comédiens am na. bokk Arcots. tey imaginez am na loo xamante ni buñ ko structuré woon dëgg taxawal ko même bu kenn ku ci nekk doon joxe 1000 francs par mois. non moom kay ngeen def lu ëpp. c'est de large ñu def lu ëpp lu Guédel Mbodj daan def. ça c'est vrai mais ñun dañoo organisé wul léegi nag lan moo tax organisé wul mooy ñi ko jiite tey ku mel ni président Pape Faye. xëy na peut-être liggéeyam ëpp na ko doole. des fois boppam lay gën a tal que Arcots bi.
dëgg rek laay wax de. des fois boppam lay gën a tal que ARCOS bi. dëgg la léegi nag ARCOS bi tey moom mooy président ñu jiital ko. benn échec bi njëkk am mooy bi ñu koy jiital di ko fal président dafa amoon comité de directeur. comité directeur bi ñoom Sidi Fall ñoom Daouda Mbengue ñoom Omar Ciss ñoom ñëpp ci lan bokkoon. tey ba presque li ma lay wax c'est en 2014 ba léegi lan faloon bureau yi année boobu laa taxawal sama compagnie lan faroon bureau yi. ba tey dafaatuñu AG. 2014 ba 6 ans ban association ban këyitu association moom moo am règlement que ni président bi dafa war a toog 6 ans te duñu renouveler président wala duñu defaat AG. amul loolu rek échec la. d'accord parce que nit ki boo mënul da ngay xam ni mënoo nga jox sa morom mi man bul xeeb kenn. tey boo yi fi nekk fii ci théâtre Sénégal. am na ñoo xamante ni bul leen joxoon arco national ñu doxal ko ñu yóbbu ko ca kaw. mais loolu est-ce que mënu leen jug yéen ngeen imposer loolu parce que yow tey ji boo croiser les bras waxatoo ci dara parce que gis nga ne doxal nga croiser les bras est-ce que dina dox est-ce que jotul ngeen jug dem songi ko. bi tey xam nga nan ngay jugee pour songi ko. waaw association dafa am ay normes. mooy li nga mën mooy ñu woote réunion comité directeur. wala yow mi bokk ci comité directeur bi ngay woote réunion ñu nangul la ko. ok ñu toog réunion. mais boobu ba léegi bureau exécutif rek mooy réunion. am na benn bis boo xoolee ci Facebook bi mus naa leen a clash ba Abdou Diouf bi nekk arco Pikine di ma tontu te xamul ni booba lu jëm ci Pikine waxuma ko. yàlla xam na ko. mais arco national laay waxal. parce que dama gis ñu def benn réunion boo xam ne ñaari nit la xaw ma ñetti nit ñu defee ko ci benn restaurant. ok ma bind ci Facebook bi jël photo boobu. photo bi ñu photo ca réunion ba. bind ci Facebook bi daan ne restaurant bi de ginaar du fa des. kon booba ña ngay noosee xaalisu ARCOS. na waxoon dëgg. lu toll ne arco national bi tey. lu toll ne arco national jiitu fi association yu bari. ak li mu toll li mu am ci membre ak li mu jiite ci théâtre Sénégal. amuñu sax siège. waaw amuñu sax siège. non vraiment loolu jar na tàcc. ça c'est vrai ça c'est vrai. na nga waxante dëgg. tey bi Macky Sall toogee monsieur le président de la République bi mu toogee fal Youssou Ndour ministre de la culture. Youssou dafa xool kooru métier culture yëpp. fu ti nekk mu xëcc fa kenn taf ko ci wetam pour conseiller. théâtre doo nga fa manqué parce que considération bi moo amul. bi tey il faut considération bi mën a am ci théâtre Sénégal ñu considérer ñu xam ni ñun li ñuy def c'est un métier. liggéey la boo xamante ni koy def fii ci Sénégal di ko ñoom ñu di ci teg seen bët ñu koy jëlee Sénégal di ko yóbbu bitim réew laajal layti mii wax nga ko léegi. mais d'accord foofu laay ñëwee considération boobu mu wax pourquoi mu jàpp ne considéré wuñ leen lan mooy le problème. waaw jërëjëf Abdou ci li mu wax awma ci lenn lu ma ci parce que man bokkuma arco moo tax mënuma ci wax dara. li nga xam ne si ne ci laa bokk. considération boobu muy wax. nit ki moo koy. yaay considérer sa bopp. yaay respecter sa bopp. yaay def li ngay def nga xam ne lii laay def nga xam li nga yor lan la. nga loolu mooy tax ba ñu considérer la. parce que benn mun naa la wax moom wax na ci bi Youssou Ndour nekkee ministre bi. fekk ñu war a dem France. moom ñu wax ko. mu ne def ñu recevoir mu toog ba ñu war a dem France comme ci jour boobu noonu Youssou Ndour moo nekkoon ministre de la culture. mu ne nañ ñëw ñu ne ko ñun ñu ngi nii di dem di dugg avion pour dem. c'est tama loolu parce que ñun dañoo. te même su fekkoon ne demuñu woon jour boobu sax duñ ko dem wuy ji parce que dañ ko bindee. wax ko tontuwuñu. c'est-à-dire nit ñi tamit moom mooy faj nu ñu ko waxee. mbajum kanam borom moo koy fajal boppam. c'est-à-dire man nekkuma ci logique comme noonu voilà man si groupe bi mu bokk muy Kaddu Yaraax ñun dañoo nekk ci logique bi nga xam ne si ne ñun duñu dépendre si kenn. duñu dépendre si kenn moom mooy li ñu war a def dañ koy def. ñu xam ne lii la ñu war a def Kaddu Yaraax lii la war a def da koy def. d'accord ku ñëw fekk ñu ci. soo ñëwul fekk ñun def nañ c'est-à-dire dépendre ñu si ñoom. d'accord ñoom dépendre du ci état bi. état bi ñun dañuy wax mais lépp lu ñuy def jox nañ ko cër nañ ko respecté bind ko wax ko ne ko kat ñun lii la ñuy def lii la ñu bëgg a def boo ñu jàppalee xayrun soo ñu jàppalewul dañ ko def ak suñuy moyen. parce que tam loolu tamit moom mooy tax yow ci sa bopp ñu respecté la mais soo loo bëgg a def nga yaakaar ko si ñoom. boobaa kon ñoom tam duñ la respecté nga baal ma ci question boobu parce que man noonu laa koy jàppee. ñun tam ñun ñoo war a taxaw def li ñu war a def dox li ñu war a dox théâtre sénégalais bi tam su doxul ci ñun la. pour man autorité kenn ñun la ñun ñoo war a def li ñu war a def parce que pour man d'accord ma sax ñuy xuloo arco nangam kenn ku ci nekk da nga am foo nekk fi nga nekk def fa li nga fa war a def tan bëgg sa réew yaa ngi fa li nga war a def xam nga ko yaa ngi koy def continuer ci man noonu laa jàppee pour man
ñun ñëpp kenn ku ci nekk boo defee li nga war a def rek yaakaar naa ne coow li dina jeex. d'accord Betty ci lancé boobu rek. waaw dama leen di rejoindre ñoom ñaar ñëpp. parce que tey man mën naa wax ci ARCO. mais duma ko def parce que nekkatuma fa. man dama ne newatuma fa duma ca wax. ba ma cay nekk nag xëy na mënoon naa caa wax nekkatuma ci duma ca wax. nekkatuma ca newul ne. damaa bàyyi damaa gedd damaa non. dama ci nekkoon doon liggéey amoon jotam amatuma jot parce que maa ngi nekk ci leneen maa ngi liggéey ci leneen. maa ngi toujours ci théâtre bi mais maa ngi ci liggéey ci leneen. comprendre nga donc sama jot mayatuma loolu samay répétition mayatuma ko donc man maa ngi nekk à côté. comme ni tam di wax nii maa ngi ci série yi peut-être xëy na léegi dinañ ko gis donc amatuma yenn jot yi. mais aussi bu ñu ne nañu considérer suñu bopp Grand Leyti yàlla xam na ni artistes yi dañoo considérer seen bopp. artistes yi mais xam nga nit ñëpp amuñu li kàddu yaraax am nit ñëpp mënuñu li kàddu mën xam nga tey bi ngay wax naan tey ji yéen da ngeen di jéem a fexe ngeen taxaw lii ngeen def ni xam nga yow mi wax ne dangaa dem dañu lay bi lay Youssou Ndour di woo pour recevoir la fekk na nga dagg sa billet dem kooka ko mën la ki ko mënul defu ko ki nga xam ne ni say 5000 francs bi ko jëlee Guédiawaye wala Pikine andi ko fii mënu ko kooku suñ ko woowee dana wuyu ji ki nga xam ne parfois ca la dépendre dina wuy ji parce que ñoom la ñu yor moomuñu ko ñun ñoo ko moom la ñu leen di laaj ñoom moomuñu ko dañu leen koo dénk kese portefeuille boobu parce que bu ñu xoolee ñoom ñañu remplacé xool ñaata nit a fa jàll ci Senghor ba jooni yàllay tey ji ci Macky Sall gii ñu war a xam ne loolu ñu leen jox moomuñu ko ñoom dañu fay jóge ñun nag ñoom saa ñu jóge ñoom dañoo xaw a gàtt xel rek. waaw mais Betty dañuy wax ne wuude na mu la gisee noonu la lay ëwale est-ce que nekkul loolu la tamit aussi. gis nga bi tey loola xëy na démb la woon waaye du tey dinaa la wax leen gis nga xale yi classe gi ñu am actuellement ci théâtre bii milieu bii dañu daan wax naan comédiens yi dañuy dugg ci bureau yi dañuy fëgg parfois dañuy confondre comédiens yi ak acteurs yi parfois ñu jéggal ma quoi parce qu'ils se considèrent aussi comédiens mais doonuñu ko ay acteurs lañu ci cinéma bi la ñu nekk ci téléfilm yi la ñu nekk ci dramatique la ñu nekk ay acteurs lañu mais ñi nga xam ne ni si ay comédiens lañu fii lañ koy ñàkkanteeg xale yii demuñu bureau kenn xamu leen sax dina fi gis léegi ñu ne waa bi tey kii mu invité ku mu doon fu mu jëlee kii dëgg la parce que xamuñu sax ne comédien la am na ñoo xam ne ñu ngi ci sama biir koñ xamuñu sax ne comédien la waaye gis nga actrice bi nga xam ne ma ngay dox ku mu romb nga xam ne kii la day bëgg nag parfois peut-être ñu jéggal ma ñenn ñi dañuy bëgg di dem ci bureau yi ngir ñu ràññee leen wala ñu xàmme leen d'accord man la may sol démb may jëf laay sol pourtant dañuy topp solal lii non man je suis comédienne man lu ma sol damay dem man lu ma yor damay dem tey jii comédiens yi fa la ñu toll taxawuñu fenn demuñ ci bureau yi kenn di taxawaalu il se considère quoi xëy na peut-être ci nit ñi la aussi d'accord léegi ni ñuy def rek mooy waaw dafay am tuuti rek loo xamante ni dama koy leeral par rapport à ça muy que du question dama bàyyi ARCOS damay wax ci ARCOS loo xamante ni amul tey képp ku bàyyi ARCOS am na lu tax nga bàyyi képp ku jóge ARCOS am na lu tax nga bàyyi parce que gis nga ni mal gouvernance am na ma bàyyi ok sérieux man bu may wax cadre considération mooy que gis nañ ni ñun ni ñuy liggéeyee par rapport ak structure bi ak administration bi baaxul boo xoolee fii compagnie yu bari muy association yi ba ci ARCOS yëpp nit ñu jàppee par rapport ak ci côté boobu moom moo bari maanaam ñoom état bi jàpp nañ ñun duñu ay intellectuel amuñu ay intellectuel benn ñaar jàpp nañ ni suñuy njiit maanaam amuñu possibilité maanaam maturuñ quoi ñoom loolu lañ jàpp te wax dëgg yàlla bu ñu ko jàppee dëgg la parce que xam la moo tax bi tey fond bii génn Covid bi fond Covid bi rek wane na ko wane na ni ñun maanaam esprit bi ñu yor baaxul parce que duñu benn mënuñoo doon benn pourquoi ñun comédien mënuñoo doon benn lan la mel ni ñun ay wujju peccorgo lan wala ay wujju wala leneen ak leneen te pourtant tey AMS muy association des musiciens gis nga ñoom benn la de bari na ay aspect association yi nekk ci biir lu ci mel ne ay OMART lu ci mel ne ay reçu yu abaaba am na yëpp a ngi ci biir mais teewul ñoom ñëpp danoo dem affilié wu ju ci AMS parce que AMS moo am taxawaay boobu léegi nag ñun Covid bi ñëw foo Covid bi ñëw ñu commencé créer ay pàcc ARCOS si ñëw ne du ànd ak ITS
ne du bokk ak ñoom audience du ànd ak ñoom du bokk ak ñoom. tey nu mu tuddati am na beneen liste bu ñu créé muy non lié. ñoo xam ni non lié la maanaam ñooy ñoo xam ni bokkuñu ARCOT bokkuñu reçu. non inscrit bokkuñu kii waaw. ITS non alliés. non alliés ñu créé ko ci bi fond bi génnee. bu fekkoon lu ñu créé woon la avant sax nga mën a comprendre mais ñu créé ko fi bi fond bi génnee nga xamante ni kon ñun maanaam pour ñu respecter ñu sax problème lay nekk Sénégal. parce que ñun ñoo respecté wul suñu bopp. comme ni ko kii waxee Leyti. ñun ñoo respecté wul suñu bopp gis nga bi tey. wax naa la ko fi sànq te dinaa la ko waxaat gis nga tey am na nu mu doon organiser billahi kenn duñu ëpp doole ci Sénégal. mais gis nga feebar boobu dafa yàgg ci théâtre. muy ñëw ñi fi nekk war ko fajuñu ko sunu booy yi bu nu ñëwee tamit bu nu sàgganee noonu lay demaatee. noonu lay demee. te wax dëgg fa yàlla dafa jot Sénégal ñëpp xam ne théâtre kat yi comme ni ko Leyti Fall waxee nous sommes ñu liggéey. ku nekk ñu am li nga ciy am sa wërsëg. parce que du ñëpp ci am wërsëg. d'accord loolu am na solo alors dañuy dem ànd ak sama réalisateur ñu seetaan nag li nga xam ne moom moo di la leçon du jour ndax wàllu théâtre la ñu wax tey ji yaakaar naa ne théâtre sur scène